asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora bi asalaamaaleykum mbokku àdduna ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ñaan yàlla suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm. tey nag ñu ñëw di véhiculer benn message boo xamante ni ñoo ngi koy jëmale ci suñu réewu Afrique yi gën cee nemmeeku l'Afrique de l'Ouest. tey ñu am benn organisation bu ñuy wax CEDEAO ay syndicat la yoo xamante ni dañ fay toogal les présidents de la République yi jiite Afrique de l'Ouest. tey ñu gis ne Afrique lépp loo xamante ni mooy matière bi réewu tubaab yi di dundee fii lay jóge ci Afrique. ñoom nag ñu nekk ay préfet yu fi toogal tubaab yi ma jàppoon ni tey 21e siècle bi ñu nekk dinañ am maturité pour dagg li nga xamante ni mooy suñu buumu njaam. tey ñu delloo ñu ci njaam ngoo xamante ni moo raw sax esclavage bi ñu tubaab yi doon teg. ndax mënuma comprendre tey ñu ne ñun suñu réew yi dafa nekk réew bu am souveraineté ñu moom suñu bopp war a dogalal suñu bopp war a am suñu ay constitution bopp war a am suñu ay loi bopp moom suñu réew moom suñu suuf moom suñu matière. tey loolu yëpp ñoom dañ fay toog pour jël les 90% di ko delloo tubaab yi ñu leen di digal di leen tere ñu nappaaji suñuy constitution nu mu leen neexee di ko modifier. képp koo xamante ni taxaw nga wax dara ban fal la soo jëlee nguur changé ko nekk dictateur jël alalu askan wi ak armée bi ak police ak gendarmerie di ko dóor ci kaw askan wi di rey askan di muutu centre. ma jàpp ne loolu tey dafa war a jeex ndax ñun dañuy taxaw rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon ne soo nekkee sa réew gis loo xamante ni tegul ci yoon baaxul nekk injustice na nga ko dindi ci sa loxo. ñun mënuñoo dindi suñu loxo parce que duñu état waaye soo ko mënta dindi sa loxo nga reeteet ko sa làmmiñ ba ñëpp xam ne dëgg la. te nag ñu bari ñu war a wax téye nañ seen làmmiñ ndax seen intérêt personnel te ñu ci bari tey ñu ci bari ñoo ngi leen doon déglu pour ñoo defaan li nga xamante ni mooy askan bi. mais dirigeants yi nga xamante ni tey ñoo jiitee adduna bi askan bi ñu jiite ñoru leen. parce que lii tey ci Afrique kenn ñemewu ko def ci réew tubaab. li xew Guinée ñaaw na li xew Côte d'Ivoire ñaaw Mali gis nga dafa xew tout récemment complot boo xamante ni ñoom seen biir la. CEDEAO lépp loo xamante ni neex na dirigeants africains yi dañ koy cautionné donte ñoo ngi rey peuple bi. Guinée tey 3e mandat lu ëpp 50 personnes dee na fa. Côte d'Ivoire lu ëpp 25 personnes dee fa ba tey ay moor ñoo ngay tëdd deret gi tuuru ngir lan seen nguur yoo xamante ni dañoo jàpp ne ñoom ñoo fa war a nekk pour toujours. kon mbokk yi jot na ñu arrêté seetaan bi ndax bindkat bu mag wax na ni yàqkat yi nga xamante ni ñoo ñëw di yàq ñoom ñoo yàqkat yi. yàqkat yi mooy ñi nga xamante ne am nañ solution taxaw di seetaan. tey ñi nga xamante ne ay leader d'opinion lan nekk ay kilifa diine nekk ñoo xamante ni dañ leen topp war nañ jóg taxawu askanu Afrique ngir matière bi fi nekk ñu bàyyi ko ci Afrique ba mën ko jariñoo ëllëg suñu doom yi suñu ñëwee fekk fi Afrique bu mucc ayib. ñoo ngi leen di sant di leen gërëm fi may tëjee nag mooy préfet de Dakar maa ngi koy interpellé ci wax ju ñaaw ji nga xamante ni wax na ko. ndax tey ñi fi nekk c'est des Guinéens mais c'est des Sénégalais fi lañ juddoo kenn mënu leen expliquer génne leen réew mi ndax mënuñu gis loo xam te naqar la tey président africain waroon jóg xeexal leen mu ne képp ku fi yëngooti dina la delloo réewu Guinée expliquer la ci réew mi mu doon kàddu goo xam te ni kàddu boo demte la kàddu bu ñaaw la. ndax ki nga xam te ni mooy député bi nga xool ni nañ yëkkati jaas yi xeex pour Macky Sall am 3e mandat kàddu boobu mu wax kàddu préfet bi moo ko gën a ñaaw. kon nan leen delloo si xel yi xam ne yéen ñi jiite réew yi moomu leen réew mi seeni ndey moomu ko seeni baay moomu ko dañ leen a dénk réew mi te ñi ngeen jiite gënu leen ñoo ngi leen di sant di leen gërëm loolu moo doon message bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu